asalaamaaleykum mbokku internautes yi mbokku téléspectateurs yi safoo di seetaan TMS TV dalati leen ak jàmm ci seen télévision bi nga xam ne mooy feeñal li na bu lii nag ab plateau spécial la ñu duppee ko plateau donc spécial gàmmu comme ni ñu ko defee woon ci màggal bi ñu ciy dalal nag sunu xarit yaa Oustaz Ibrahima Sy donc di fas yéene waxtaan ak moom ci Chahrul Mawlid waxtaan ak moom ci affaire gàmmu burdu beeg yeneen ak yeneen al Oustaz tafaddal ahlal bika fi TMS TV kayfa anta ana bi xeyri wa antum ya zumalaihi في هذه يعني القناة TMS وأشكر يعني المؤسس يعني تسمى Thierno Moule Sow ونشكر إلى جميع الناس الذين يعملون في هذه القناة. الأستاذ نريد أن نتكلم على الشهر المولد الآن ñu bëgg a waxtaan ci maanaam wàllu ki gàmmu ñu la ciy laaj lan moo andi gàmmu exactement nga expliqué ñu ak naka lañ ko war di defee. طبعا يا أخي الكريم الصحفي العام الصحفي الذي لا 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 لا, لا تراه في هذه يعني الأماكن تسمى ساليو سامبو الشهر الذي ولد محمد صلى الله عليه وسلم يعني weer bi moo nekk weer bi nga xamee ni moom la sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna kon weer bi bokk na ci weer yi nga xamee ni moo gën ci weer yi parce que sunu sëriñ maam Seydi El Hadji Malick nee na fa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun wa fii taadimi in jaa sujuni mais avant ma ñëw foofu dafa am lu ñuy wax les 12 mois de l'année lunaire mooy muharram safar rabiul awal rabiul sani jamaadul ula jamaadul saniya rajab shaaban shawal zul hiqda yooyu mooy weer yi nga xamee ni mooy les 12 mois de l'année lunaire waaye weer bi nga xamee ni moo gën ci weer yi mooy weer bi nga xamee ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane àdduna parce que yàlla subhanahu wa taala dafa wax ci alquran daan ni inna allaha naka man yàlla wa malaikatuhu ak samay malaaka yusalluuna ala nabi dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ni kon comme man yàlla ak samay malaaka dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla sallu alayhi wa sallimu taslima julli leen ci moom te ngeen sëlmal ci moom kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane gi mu gane àdduna dafa nekk loo xamee ni si tey képp koo xam si fekkee nga bis bi nga xamee noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane na àdduna da nga cee war a profité xam ne bul woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow doo am loolu mooy liñ mën a def rek ci benn définition ci gàmmu Serigne Saliou. d'accord mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam ban jour la gane exactement àdduna ci weer bi. waaw mën nañ ko jàppam déet. dafa am ay borom xam-xam yu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi gën a àdduna actuellement ñu ngi ci le 9e jour. ci rabiul awal. kon maanaam dafa bëri ay werante ci borom xam-xam yi ndax ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee rek dégg nga ixtilaaful ulama rahma yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na borom xam-xam yi seen divergence du fitna waaye rahma la. yonent bi sallallahu alayhi wasallam am nañu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi gën a àdduna ci benn fan ci rabiul awal ñii ni ci ñaari fan ci rabiul awal ñii ni ñetti fan ñii ni ñeenti fan ñii ni juróomi fan ñii ni juróom benneelu fan ñii ni juróom ñaareelu fan ñii ni juróom ñetteelu fan ñii ni juróom ñeenteelu fan ñii ni fukki fan moo tax benn borom xam-xam bu ñuy wax Mouhamadou Bouchayri rahimahullah yàlla na ko yàlla yërëm moo tax moom mu ni mu jël benn téere bu ñuy wax al burdatul madix téere boobu pour werante yi nga xam ne am na ci al umma ñi nga xam ne dañuy màggal juddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddee ko al burdu mu def ko fukki bunt moo tax sunu sëriñ Mawlana Cheikh El Hadji Malick bu burdu bi commencé day jël téere boobu di burdu maanaam heure bu weer wi commencé ci premier jour ci le 2e jour ñu jàng ko nga xam ni ci fukki fan bi ak benn bi ci 11e jour bi borom xam-xam nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane ci àdduna ñu bàyyi nag ba le lendemain maanaam le 12e jour ñu war cee célébrer li nga wax ki nga xamee ni mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane bi mu gane àdduna moom sallallahu alayhi wa sallam justement oustaz wax nga ko shukran la xalifa bi Hadji Malick moom jot na bind ay livre mais terewul dafa jël beneen livre bi nga xam ne keneen na ko bind di ci fas yéene def burdu lu waral loolu waaw lu waral loolu parce que borom téere bi mi ngi tudd Mouhamadul Bouchayri mi ngi gane àdduna 1211 génn àdduna 1294 ci le 7e siècle gannaaw gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn na àdduna kooku premier buntu bi lim ci wax mooy Mouhamad Bouchayri dafa def hazal ni amin tazakkurin jirani bi zi salamin dégg nga amin tazakkurin jirani bi zi salamin mu ni man de damay fàttaliku ñi nga xamee ni ñoo nekkoon zi salam mu ni sax am habati riixu min tilqaa'i kaadimatin aw madal barq fi dalma'i min irami bu nga gisee mu def hadal day wane ni rek maam cofeel gi nga xam ne moom la am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem ba naan sax moom Mouhamad Bouchayri lawlal hawa bu loon ak mahabba bi ma am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lam turix du ma fekk foo xamee ni si mënoon dëkkoon naa fa pendant des années ma ñëw fa di toog di fàttali ko foofu noonu neexaay bi mu neexoon ñi nga xamee ni gën nañoo dégg bayit boobu ni
lawlal hawa bul woon ak bànneex borom Mouhamed Bouchayri ne lam turix du ma jël sama pilim di ko sos ci daal li zikril baani may fàttaliku baani ñu bari dañoo foog ni baani bi nga xam ne Mouhamed Bouchayri moom la wax garab lay firi mais baani gi Ahmed la ci jublu parce que yéen ñi jàng France danaan le poète c'est celui qui voit des choses là où l'homme du sens commun n'en voit pas mu ni albani boo jëlee alif da lay jox 1 dégg nga jël baa mu jox la 2 nga jël ndul mu jox la 50 boo ko boolee da lay jox 53 mooy Ahmed comme di ko yàlla waxee ci alquran rek yati min ba'di ismuhu ahmadu dégg nga wala alami ak sahaaba yi nga xam ne ñooy sahabatul kiram yi mooy ku ci mel ne Aboubacar Sadiq ku ci mel ne Ousmane ibn Affan ku ci mel ne Omar ku ci mel ne Ali ibn Abi Talib bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha fa man arada al madina falyatiha bi baabiha Mouhamed Bouchayri dem banaan muhammadun sayyidul kawnayni wa saxalayni wal fariqayni dégg nga min urbin wa min ajami boo leen gisee tey fi actualité tool ku ci mel ne Macron bi nga xamee ni mooy le président de la République française taxaw maanaam di encourager dégg nga ñi nga xam ne dañuy caricaturer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam huwal bashar yonent bi nit la waaye walaakal bashar parce que Seydi Hadji Malick nee na lawlam yalox fil fadail kawnital atuhu tabxal bariyatu fi zalma iyallahu bul woon ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du xew bay bëgg a xewal lan la ñu war a xewal muy juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu fekkee ni nit ñi ay nit ñi ngi jéem a naan dañuy caricature yonent bi caricature boobu ñuy def nañ xam ni loolu musiba rek la leen indil parce que yàlla ci boppam nee na ci alquran iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan mu ni boo demee ba yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga ay nit ñi yadkhuluna ñuy dugg fi dinillahi dégg nga afwajan massivement dans la religion xamal ni loolu yàlla dégg nga moo ko defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax Maam Seydi Hadji Malick boo demee ci xilaaf dani fi aalim mulk wal arwaahu taabihatun li ruuhi wal jismi haza haydal karami mu ni nit ñi mahab bi ñu am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ci aalim bii de du ci fii mais fan la woon fi aalim mulk fi nga xamee ni dégg nga comme yàlla moo wax ci alquran daan ni dégg nga ci xadisul xursi daan ni dégg nga alastu bi rabbikum est ce que du ma seen borom balaa googu ñeni woon balaa mooy ñi nga xam ne ñoo gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon fi aalim mulku wal arwaaxu taabiatun li ruuxi wal jismi haza hayati karami mahabba bi ma am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mahabba bi waa TMS am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mahabba bi Cerno Mule am ci sallallahu alayhi wasallam loolu du fii waaye fan la woon dégg nga fi aalim mulku la woon Serigne Saliou jërëjëf. ok macha allah oustaz gis nañ nag ci contexte bi ñu tombé ren muy contexte Covid 19 di pandémie boobu tax ba nga xam ne xalifa bi nga xam ne moo nekk Tiwaawoon actuellement ne moom du gàmmu mais terewul Moustarchidine wala Moustarchidaat ñoom nee nañ dinañ gàmmu fële ca champ de course loolu naka nga koy jàngatee. waaw xam nga balaa maa ñëw foofu xam nga ni xalifa Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dafa nekk koo xamee ni si mooy sunu sëriñ mooy Cheikh Ahmed Tidiane moo tax Seydi Hadji Malick ni ilahi bi xutbil arifina imamina rajai wa gawsi lil ilahi wasilati xitaamu nidamin lil wilayati jumlatan bihi artajil ufrana min kulli zallati bihi artajil fathal maalifi kulliha wiqayatuna Tidiane min kulli shiddati ñëpp xam na ni Seydi Hadji Malick ki nga xamee ni moom la jëlee woon li mu yoroon muy salaatu fatihi mooy dégg nga Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu comme ni ko Serigne Cheikh waxee woon rek akrim bi xaamisihim wa sirra tariqihim malikuna tasimi tasama waa kër Seydi Hadji Malick yàlla da leen def xalifa gi nga xamee ni woon moom la Seydina Cheikh yoroon joxoon na ko dégg nga ku ñuy wax Samdal Ali jox ko Cheikh Omar Foutiyou Tall dégg nga jox ko Seydi Hadji Malick kon Serigne Babacar Sy Mansour waxul ni moom mooy xalif général des Tidiane yaa ngi dégg dañ ko jox xilaafa gi comme jox nañ ko xilaafa gi ay kilifa ñoo ko jox xilaafa ku ci mel ne dégg nga sa majesté le roi Mohammed VI boo xoolee waa Maroc tamit dañ cee bokk assisté nañ jour bi nga xamee ni moom la ñu dañ jox xilaafa gi dégg nga Serigne Babacar Sy Mansour bi sëñ Mansour Sy maa Abdou Aziz Dabakh bi muy génn àdduna fa bind benn xasida jox ko sëñ Mansour Sy borom daara ji di ko bushraakumu Mansouru xad walitumu siral xilaafati mawrida zamani xusa ilaykum shakiran mawlaakum wa yazidukum fi sahid ahyaani kon xilaafa gi bi nga xamee ni moom la al umma jox ki nga xamee ni mooy Serigne Babacar Sy Mansour xilaafa la goo xamee ni si Serigne Babacar Sy Mansour dafa am ñu muy consulter ki muy consulter bokk na Thierno Bachir Tall bi nga xamee ni dégg nga mooy xalifa dégg nga Cheikh Omar Foutiyou Tall ku ci mel ne Thierno Madani Tall ak ñi nga xamee ni ñooy waa kër Seydi Hadji Malick ñu gis ni mbas mi am na boo xoolee en 1919 bi mbas mi amee Seydi Hadji Malick dañu woon nañ déglu dégg nga ñi nga xamee ni ñooy ñan mooy médecin yi li yàlla wax ci alquran dégg nga fas alu ahlu zikri in ahla zikri in kuntum laa ta'lamun boo leen xamul da ngeen laaj ñu xamal leen parce que médecin yi fi mu toll nii mooy ñi nga xamee ni tey ñoo ñu gën a jekk feebar bi dañ ni feebar bi lan lay bañ ñu ne rassemblement sëriñ bi xam ni bu ñëpp tey dafay rassemblement ñi feebar ak ñi feebar mënoo leen a xam ñi ñëw Tiwaawan bu boobaa comme mooy ki nga xamee ni mooy le responsable xalifa général des Tidianes mu ni man loolu man mi nga xamee ni Seydi Hadji Malick maa ko fi wuutu xëy na man mooy yi nga xamee ni moo lañu war a jël les mesures édictées par les agents sanitaires doyul
moom nag mu lëkkaloo gaay yi ñu ni ko kon gàmm gi léegi waxul bu kenn gàmm de dani na ngeen toog seen kër ngeen gàmm parce que Seydi Hadji Malick dani ala azimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun naxwal xaraami udul Seydi Hadji Malick neen ñëw leen nag ngeen màggal si ma man Seydi Hadji Malick dégg nga fii Tiwaawan pour ñu célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee nag da ngeen ñëw feebar wala da ngeen ñëw ki feebar ak ki feebarul xamu leen ko kon bu boobaa nag day nekk lu xaraam looloo tax Serigne Babacar Sy Mansour daan ni bu leen ñëw Tiwaawan waaye ku nekk mun ngeen faa toog dégg nga ngeen gàmmu waaye ku ci mel ne Serigne Moustapha Sy bi nga xamee ni mooy Serigne Cheikh Ahmad Tidiane parce que Serigne Cheikh nee naa la moom philosophe la woon moom nee na wali andani sumitu min amrin bihi fajazal illa fatan bihi samani moom mooy ki nga xamee ne Serigne Cheikh am na ay doom am na Mansour am na ñoom Abdourahmane am na Mam Malick waaye Serigne Moustapha Sy dafa nekk koo xamee ni si Serigne Cheikh Ahmad Tidiane moo ko formé ndax Seydi Hadji Malick un homme dégg nga une nuit un message Serigne Cheikh Ahmad Tidiane papa Serigne Moustapha ci at mi benn bis la ci daan génn fan la daan ñëw champ de course ñëw nit ñi gis ko mu def discours am yee nit ñi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox leen message pour nit ñi gën a xam fan lañ teg seen tànk Serigne Moustapha nag loolu la doon boo gisee nag muy na ñëw màggal si guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que Serigne Moustapha xam na ni Serigne Babacar Sy Mansour way juróom la waaye philosophie bokkul maanaam ni Serigne Moustapha Sy di gisee parce que tey yow tu es un journaliste man damay ñëw di def émission fi ngay gisee ak man fi may gisee bokkul moo tax mu ni ñëw leen ngeen màggal si ma foofu sa champ de course ñu war a célébrer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te Moustar Sidi du boobu maanaam du tey rek lañ ko jël nañ seen i mesures ku ci mel ne Mahari Mbaye mooy ki nga xamee ni il est chargé de la communication nee na ñëw leen ngeen takk seen masque bu fekkee ñoom mën nañoo takk seen masque respecter les barrières yi nga xamee ni moom la état bi digle bu boobaa war nañ koo mën a def ndax suñu mbokk ya ca Touba def nañ màggal gi te des millions et des millions de personnes jóge nañ fu ne dans la région ñëw célébrer ki nga xamee ni mooy appelu dégg nga Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu. macha allah oustaz Ibrahima Sy ñu bëggoon na nga ñëwal ñu ci différence bi entre donc kër Ñaseen yi donc ak Tidiane yi par exemple bu ñu ne Tidiane dañ naan Tiwaawoon mais terewul Ñaseen yi aussi dafa mel na ñoom tamit ci Tidiane yi lañ bokk lan mooy seen différence exactement wala lan lañ bokkee. waaw boo xoolee dégg nga maam Ablaye Niass bi nga xamee ni mooy wayjuru dégg nga mooy wayjuru maam Khalifa Niass. bi nga xamee ni mooy papay Sid Lamine Niass. ak papay Ahmed Khalifa Niass. ñooñu Seydi Hadji Malick ñooñu la bokk ak génération. ndax bi nga xamee ne Seydi Hadji Malick génn na àdduna kañ la Seydi Hadji Malick génn àdduna dégg nga Seydi Hadji Malick mi ngi génn àdduna le 27 juin 1922. ca mardi ba. beneen mardi ba ca ëllëg sa ci la maam Alaaji dégg nga maam Ablaye Niass génn àdduna moo tax Cheikh Thioro Mbacké dégg nga di mbokk ci Cheikh Ahmad Bamba jël xalima ni Seydi Hadji Malick Samsun maam Alaaji maam Ablaye Niass Samsun ci xam-xam raabata fa bakal wara li takaasu fil azlami mu ni Seydi Hadji Malick jant la woon ci xam-xam maam Ablaye Niass jant la woon ci xam-xam kon ñoom bi ñu génnee àdduna ñun duñ mën loolu maanaam di jooy ndax ñoom ñaar ñëpp dégg nga ay muxaddam lañ dégg nga ci tarixa Cheikh Ahmada Tidiane kon ñun duñ mën lul jooy ndax ñoom nekkoon nañ ñoo xamee ni si benn lañ Niass ak si benn lañ maam Ablaye Niass lan la doon prôné ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah Seydi Hadji Malick lan la doon prôné ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah moo tax tamit dinaa ñëw ci Seydi Hadji Malick nag ñoom ñëpp dañ koo nanguloon moo tax dégg nga Paul Marty nee na Seydi Hadji Malick lan la ko tuddee le philosophe nee na Seydi Hadji Malick philosophe la le scientifique le psychologue le théologien dégg nga dem ba ne ko dégg nga l'historien mu ni Seydi Hadji Malick est un homme exceptionnel, une lumière éclatante, une conscience extraordinaire, une source intarissable, un pédagogue hors classe, un homme sans tasse, un symbole de l'islam kooku mooy Seydi Hadji Malick boo demee am na benn anglais xam naa yow sëñ Saliou yow mi xam ne yaa ñu gën a dégg anglais ku ñuy wax dégg nga David Robinson nee na El Hadji Malick Sy teacher in the new colonial order. El Hadji Malick Sy had a more gradual and steady engagement with the colonial authority mu ni he was never however a puppet of the friends am na benn borom xam-xam dégg nga bu ñuy wax Tidiane ibn Baba al Alawi dañ la in halakal haajul mumajjadu maliku wasaara dafina innahu xayru xaaliki hada taarikan man kaana fil majli mislahu wa mata maytun taarikun dégg nga misla malikin benn borom xam bu ñuy wax ibnu Faw ni xalil yow sama xarit yaa uja yow mi dan wanzila na nga wàcc bi Tiwaawan ci dëkk bu ñuy wax Tiwaawan ñu ni ko loolu tax mu ne Tiwaawan fii ha nekk na ci biir Tiwaawan yu nu barke lil mu tayaami ni kuy barke kon suñu mbokk yi nga xamee dañuy dem Kaolack ñoom nag bu fekkee ñoom mën nañoo respecter les mesures barrières mën nañoo dem dégg nga ca Kaolack dégg nga ñu def fa seen gàmm bi nga xamee ni loolu la mag ñu baax ñu woote pour rek comme ni ko Seydi Hadji Malick waxoon rek wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun
wa fi ta'zim in ja'u sujuni. macha allah waxtaan bi neex na mais xam naa ne nag oustaz li ñu cërale woon ci waxtu vraiment donc mat na ñu bàyyi la rek nga tàggatoo lan ngay wax sa mbokku tijaan yi nga xam ne ñoo fas yéene gàmmoo seen kër nga tàggatoo foofu. waaw di leen wax ne na ngeen ko daan defee ca Tiwaawan dégg nga jënd ay ganaar jënd ay boisson dégg nga invité nit ñi na ngeen ko def seen kër yi. bëggal waa kër gi bëgg njaboot boo leen ko defee incha allah waxuma la sax ka jël ka dem feneen fudul Tiwaawan wala dem feneen fudul Kaolack incha allah yool ba mu am ngeen am dégg nga allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatihi lima uhliqa wal xaatimi lima sabaxa naasir xaq bil xaq walaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa xadrihi wa miqdaari azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf Seydi Hadji Malick shukran laka al oustaz alors donc mbokku internautes yi mbokku téléspectateurs yi lii la ñu andil woon ci seen plateau spécial gàmmu di leen jox dig daje ci yeneen i jeetaay di sant nag borom kër gi nga xam ne moo di Thierno Moulay Sow moom mi ñu jox xarala yu mucc ayib ba ñu mën a woyal suñu liggéey di sant aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ci xarala gi di Pape Diagne di Moustapha donc Moustapha Sylla du moins borom Taïf ñi nga xam ne ñoo jàpp ci image yi ba ngeen mën a am lu mucc ayib macha allah shukran laka donc ñu ngi leen jaajëfal ci seen kóolute